ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi. Le cas aujourd'hui tous les activistes ñu ngi comment dire encore lëkkaloo ak Pastef bi nga xam ni c'est un semblant de projet de société bi nga xam ni énoncé bi yëpp mooy populisme dénoncer activisme ceci cela ak yaakaarloo nit ñi ni ëllëg bu rafet mën na am bi nga xam ni amul énoncé. kon yow gisoo ligne de démarcation entre Pastef comme parti bu bëgg a jiite réew ak ñi ngay woowee ay activistes jàpp nga ni ñoo bokk benn projet. bind naa ko publier naa ko avant tey pour wane relation bi nekk entre les différents activistes qui sont là dinaa ko cité waat encore xam naa du ko neex dina ma tontu xëy na muy Adama Gueye bien que xaw na am silence xaw na am recul. Maître Adama Gueye. non Adama Gueye. ah d'accord. ouais waxuma maam Adama Gueye. Okay. Adama Gueye laa wax. D'accord. bi nga xam ni aujourd'hui c'est le doyen des activistes qui a un discours qui ne va nulle part mais qui est extrêmement salé qui n'a de signification que parce que dama contre. Comment dirais-je encore bind naa ko pour wane relation bi nekk entre Sonko. Oui. ak Guy Marius Sagna bind naa ko pour wane fii aar lu nu bokk taxaw ci bugg utiliser toujours population bi pour jañax leen ci réew mi ci àll bi ba bi population bi ma mosee bañ a génn ñoom ñu wootee place de l'Obélisque manifestation kenn ñëwul ñu yeewu suba daal di mer ni population bi kenn mënu ko xeexal ñii ay lâche lañu. da ngay génn bàyyi sa këfit ñoom ñu barricade seen kër réaction yu épidermique yooyu day wane ni ñoom nekkaluñ fi population bi ki nga xam ne da nga koy xëcc ci dara topp la ci mais da ngay dem seeti lu tax topp la ci mais doo yeewu suba di nga xas donc activiste yëpp ñoo bokk benn camp. kon yow da nga bëgg a wax ni kon lii ñuy yëngatu yëpp dañ cee am dara luy bàyyeekoo feneen di leen financer ci wàllu wi ngir ñu amee taxawaay bii duñ ci jóge loolu mooy expliquer peut-être. xëy na ñaari ci langue gi ouais. aspiration am dara bi ak am dara bi ñii ay piste génn pour ñu won ci ni am dara mooy seen niveau de vie ñenn ñi loolu c'est sûr que li ñuy def am nañ ci ay secret mais am na lu ci jot a feeñ ba mu am ay réaction ay financement yu occulte financement yooyu ñu bokk ko ak ay partis yi nga xam ne dañu nekk fii ñu leen di tuumaal ci lu mel noonu ay financement Oxfam par exemple ñu ciy tuumaal autant activistes yi que ñu mel ni Pastef ak yeneen organisation ay relation yu lëndëm ñu leen ciy seet di leen gis autant Pastef par exemple que yenn activistes yi il faut ñu teewaat parce que askan wi la ñuy waxal c'est ça le problème am na luñ ci gis am na luñ ci wut dama la wax nii rek activistes yi gën a am tur fii soo leen dégloo bu ñu yemalee analyse bi fii rek nga dégg leen nga seet seen passé nga seet ñoom ñooy kan seen projet yëpp activisme la te activisme boobu dafa linké wu ak ñi nga xam ne dañoo soxla pëccëxoo dañoo soxla situation bu anormale pourquoi est-ce que ngay gis ay nit ñi nga xam ni dañuy jógee France dem Mali taxaw ci mbedd mi wax ceci cela te am na ñi nga xam du leen attaqué pourquoi est-ce que Nathalie Yamb bi Russie engagé woon yi dañuy dem mu dem Mali daal di taxaw ceci cela pour contre France pour ceci cela ñun dañu war a élever suñu niveau de débat pour que population yi ñu mën leen jëriñ ci xalaat ak xam-xam pour libérer leen waxuma ni lépp lu nit ñiy def feneen baax na mais dama ni danger bi mooy ki nga xam ni da lay xeexloo di la wàccloo ci mbedd mi di la ñàkkloo sa bakkan te proposé wu la mais li ngay wax nii est-ce que nguur gi xam na ko parce que xam nañ ni yow da ngay jàppale ku mel ni président Macky Sall sentiroo ni seetaan la bu fekkee da nga jàpp ni lii nga junj taxawaayu activiste yi lëkkale ko benn parti boo tudd muy Pastef que danger la pour réew mi lu waral kon seetaan ngi ba fii. parce que réew dañ koy yore doo ko yore ci lu daal jóg rek nga daal du dóor yat ah oui. waaw yéen a ngi gis fii li fi xew au mois de mars ay nit génn fi wax ay wax yu rëy def ay def yu rëy ci li nga xam ne warul woon àgg foofu ay bakkan tuuru si te pourtant ñu ngi dox ci mbedd mi c'est parce que fii réew mi tollu ñi ko yoree dañu am ay responsabilités yu bari yi nga xam ni soo leen xaaree ci ku yëngatu rek ñu dóor da nga leen di xaar ñu ñàkk rigueur réew mi dañu war a ànd ak dal ak teey lu ñuy régler ñu def ko lu tax xam ni yooyu phénomène yooyu daf leen fekk ci seen biir jamono. kon dañ koy gérer daal. dañ koy gérer ba gis fu mu génne fi nga xam ni du yàq te day defar carrément dañ koy gérer mais lu nekk dafa am fu muy jeexee jeexut leneen lépp jeexut il ne faut pas s'attendre à ce que nguur am na li nga xam ni ci réew bu amee rek day sotti. su sottee rek
nit ñëpp d'accord ni sotti na mais sottin bi su fekkee da nga bëgg yow ni nga gisee mu sottee ko mu sottee ko rek dafa am si sa niveau de responsabilité ngay waxee mais nguur gi da nga leen bàyyi seen responsabilité li fi xew yëpp ñooñu gën a xam lan la mais nag bokkuñu man ak yow su ma nee sàggante la rek damay nax sama bopp parce que bokkuma ak ñoom responsabilité bokkuma ak président de la république responsabilité dal gi ngay wax sécurité bi ngay wax tey bi jàmm ji moom moo yore responsabilité loolu moom moo ko war dispenser ñi nga xam ni seen yoon newu ci ay victimes lañu moom moo war a fexe ba lépp dal. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi.